ndam bi ñu daal di ko indaale ñu daal di jot coupe bi ci barke Nabil Moustapha tuuti rek ma bàyyi la nga ñaanal leen laataa ñu dugg ci suñu question réponse yi. waaw juste di leen ñaanal rek di wax ne lépp lu ñuy def rek yàlla nañ ci am ndam. parce que représenté wuñu seen bopp kese. dañuy représenté Sénégal yëpp la ñu représenté. di représenté tout Sénégalais. qui est dans la diaspora. donc di leen ñaanal yal na leen suñu borom may ndam bu rafet nag macha allah ndam bu rafet. bu kenn dul sikki sàkk. ñu indi ñu féete ko tamit parce que nam nañ coupe daal dañoo namm coupe effectivement non coupe bi namm nañ ko mais bu jotee rek day yomb xam nga doomu aadama chaque jour li muy xëcc bu ko amul na sant yàlla ndax xëy na peut-être yàlla am na leneen lu mu ko changé donc dañ leen di ñaanal ñu indi ndam bi ci jàmm ci mu rafet comme ni ko Rema waxee mais ñun ñëpp ñu daal di koy enjoy yàlla mën na ko yàlla na ko def ci barki Nabil Moustapha ñu ñëw tuuti nag ñu bëri li ñuy laaj mooy Rema non seulement ba yàgg nañoo bégal macha allah di correct di normal mais bi daa ñëw ak tàngaay yaram wàcc dreadlocks yi macha allah ñëw ci beneen style ci beneen vibes tey foofu laay songee laataa ñuy ñëw ci yeneen macha allah léegi damay nappe aha di yii tay dama doy waar damay nappe ñëw non engagé wu nga nii non sincèrement juste di wax ne lii mooy Rema mooy Rema avec les dreadlocks et tout c'est lii mooy sama style sincèrement parlant parce que ñu bëri tout le temps dañ naan gis ma musóoru rek mais musu ñoo xam li nekk ci biir effectivement donc lii mooy Rema kon danga ñu ko doon dencal daal ba fa laay langue rek xam nga balaa ne innovation dafa baax très bien innovation faaw nga génn fu kenn génnul sortie de l'ordinaire tout à fait pour se faire remarquer. waaw en plus dañoo nekk musique dafa image dafa doy waar. effectivement te fu ne lay dem. tout le temps dafa am lu muy laaj. te lii sax ñoo ko moom Sénégal. bien sûr defuñ ci leneen ñoo ko moom. da ngay gis ni génn Baay Faal bi yëngu Yaay Faal yi yëngu. ñu pëndal ñu kontaan. tu vois mais c'est ça donc li mooy Rema ñu bari des fois dañu doon laajte Rema la moo nekk si bopp bi lan moo nekk si bopp bi mais après ci jamono yi gis nañ dëgg la vraie Rema dans son style. dans sa façon d'être. lii la effectivement macha allah mu nekk lu am solo xam nga ni mu koy waxee rek nekk ci benn mbir di ci yëngu dafay baax tout le temps pour que gën a capter le cœur ak esprit yi nga xamante ne ñu ngi lay déglu di la bàyyi xel di la jox seen lépp tout le temps nga leen di won ay merveilles yu garaaw a garaaw macha allah te bokk na ci saa su ne bu ñëwee mu neex ci li muy way tamit mu ñëw ci côté port vestimentaire wax naa ko sànq dañ la gis nga ñëw macha allah ci clip bi mais ci yeneen yu doy waar tubaarkàlla vibes doy waar Rema léegi day def tubay takk daal di pëndal waaw Rema en fait li ma la wax tout à l'heure lii mooy Rema j'ai voulu garder mon côté naturel bëgguma génn ñu ne kii du diw bi ñu xam ku ma xam xamee ma jean shirt parce que garçon manqué laa léegi laa commencé ni di góorgóorlu di defaru et tout mais ku ma xam xamee ma style boobu noonu comprendre nga donc clip bi ñu ñëw aussi ñu imposer suñu propre style ku ma seen xam ne ne kii dëgg-dëgg mooy borom woy bi effectivement su ma génnee aussi ñu xam ne ne kii dëgg-dëgg mooy borom woy bi tu vois donc c'est ça te musique dafay dox man je dis pas que du ma sol yenn yi wala du ma def yenn yi mais lépp lu may def damay bëgg teg ko ci norme mën nga solu mu rafet je juge personne mën nga def sa greffage effectivement génn te fekk ne yow moomu noonu yow mi def greffage kon du lu ñu la imposer du lu ñu ma imposer yaa toog ba ci benn instant xam ne da nga war a gën a wane li nga xam ne moo nekk ci yow parce que dama bëgg musique caat te tout le temps musique dafa am lu mu lay laaj te lim lay laaj yow da nga ko koy lim may laaj dama ko koy jox mais tamit dafay am charte yu ma ko tegal parce que je vais pas me laisser guider par la musique dama bëgg musique di ma topp comprendre nga je vais pas subir la musique je veux que la musique me subisse tu vois donc c'est ça donc tout le temps rek lépp li nga xam ne sama musique daf ma koy laaj dama ko koy jox mais lépp nag dafa am fu ma koy teg parce que lépp loo xamante ni dafa am excès rek dafay mujj nuisible te bu boobaa daf ci am ñoo xamante ni ci bi nga naan bërit di jóg dafa am image buñ la gisee te dañ la koy bëggee donc am na noo ci xaw a sikki sàkkawee rek donc ñoom mën nañu reculer parce que ñooñu ay vrai lañu duñu ay ñuy bëggantu mais ñu ay vrai fan lañ te dañu lay bëgg macha allah ñu daal di ñëw ba tey daal di continuer ci samay question dama xaw a doy waar nag ñëwal ma mënul woon a ñàkk alors ñu ñëw tuuti nag ci li nga xamante ni moom mooy biñ lay soog a gis vraiment bi mu ñëwee kenn ku nekk li ma daan wax ci sama plateau yi passé ñu ko daan def kenn ku nekk sax ci nekk ci ténor yi mag yi macha allah ni fii ci réew mi dañ daan bëgg nga wax ñu wax la ko ak ñu bañ la ko wax ngay reprendre seeni way ndax peut-être feeling bi nga ciy dugalaat ak en plus de cela
cas bi musique bi di amaat ndax non seulement soo ko reprendre moom mi koy déglu sax dana est-ce que lii maa ko way donc loolu sant yàlla la alhamdulilah mais ñu gis ni après dangaa ñëw nag daal ne damay way as gor génne sa benn single ñu ne fa lay yam mu ne déedéet temps sama yaram dafa tàng damay ñëw rek ci beneen single bi nga xamante ni génn naa ko muy fa lay làngee moom ba mu waxee as gor ba wax as gor ni mu war a mel ba pare moom daa bëgg ñëw rek daal di wane moom ni mu war a mën a toogee nag ci biir këram tubaarkàlla donc mu nekk ay facettes yoo xamante ni benn bu ci nekk damay gis aspect naturel bi damay gis Sénégal damay gis nit boo xamante ni dafa am ginnaaw bu muy waxtaanal mais koo xamante ni dafa fonk ay culture am parce que as gor boo ko waxee bëgg nga wax nit nan la nekk na maanaam ban comportement yan qualité la war a am ba mu war a mën a nekk koo xamante ni du comme li nga wax du musique moom moo koy subir mais moom mooy subir musique moom mooy subir en même temps ki mu doon ñu ñëwaat tuuti ci fa lay lànge tey moom dangaa laal jéegi ndaw yi di leen wax niñ war a sëye waaw comme ma doon sa yaay ak nangam yooyu noonu waaw gis nga comme tu l'as dit tout à l'heure j'ai commencé à faire des covers c'était pas des covers officiels mais dama daan jël woyu nit wayaat ko te loolu moo ci am importance du looy cover ba mu génn mais seulement ni ko nit ñi di dégg rek ci la ñuy nam nga lii ko mu ngi noonu tout le temps man dafa am benn logique bu may topp c'est-à-dire que boo nekkee école di def dissertation dañ naan pour amener le sujet il faut partir du général jusqu'au particulier effectivement moi j'avais voulu partir du général jusqu'au particulier machallah le général mooy suñu mag ñi fi nekkoon liñ fi bàyyi way ñu fi way yiñ doon way liñ fi bàyyi ma ne man naa ñëw tàmbalee ci ñooñu am as tuut lu ma ca jàng comprendre nga que ça soit technicité que ça soit les paroles et tout donc ma pare ci loolu te macha allah sant yàlla parce que ba ma ko defee woyu ma woyu kenn te borom kontaanu sincèrement loolu moom ma ciy sant yàlla bu baax di leen nuyu de passage ma jóge ci loolu ñëw ci asgor c'est-à-dire dafay jot booy def benn mbir di roy benn mbir boo paree nga indi sa touche personnelle effectivement nga wane yow yaay kan effectivement bëgguma toog tout le temps ñu ne xaar may ma jaaga mu ngi nii Yandé Codou mu ngi nii loolu c'est un plaisir nag sincèrement mais man nag bëgg naa ñoom dayo bi ñu am ak posture bi ñu am man aussi vraiment ñoom sax loolu la ñuy rêver nga dem ba dépasser leen bien sûr man nag tamit bëgg naa au fil des années inchallah xale toog ne man maay vraiment c'est donner du sens à ta vie c'est ça mais lépp looy def ak am day mujj nekk magie quoi c'est ça et je pense bien que j'ai touché la sensibilité de ces grandes personnes là ma jóge ci loolu ñëw ci asgor tu l'as dit tout à l'heure c'était pour rappeler la base d'une relation effectivement ngor dafa commencé réer ci suñu réew mi donc boo dee xale nga nekk ci yoon gëm naa ne nga nekk porteur de voix donc man je me proclame artiste je dénonce des vices tu comprends donc ma ñëw ak asgor rappeler nit ñi lan mooy base u relation que ça soit une relation amicale amoureuse parentale lépp ngor da cee am solo effectivement bii nag peut-être visé woon na 2 personnes qui s'aiment tu comprends mais papa ak yaay ak xarit ñoom ñëpp bëggante te ngor bu ci newul sa loolu ngor la te dañoo dem xëcc ci mag ñi de ngor du jàpp bàyyi du miin ba fàtte du tas yaakaar du fecc kóllëre di wax base relation ñu pare nag ci base relation bi sant yàlla communication bi jàll ñu ne nañ pël nag ak falaay laangee juste di topp logique bi bëgguñu jël way lii nii tourné waat dem way leneen loo xam ne yow da nga def benn plan boo xam ne da nga ko bëgg a topp si effectivement feuille de route ñëw nag fa laay làngee juste di rappeler nit ñi que ne ka ngay àndal ba dara doonulee dara fa laay làngee dafay wax benn borom kër ak soxnaam effectivement borom kër bi épaulé soxnaam te daf fee bari te xam nga léegi ak li ñuy wax l'émancipation de la femme gars yi féministe yooyu noonu bien sûr mais nga doon nga am sa borom kër mu jàppale la ba dara doonulee dara tette la tatagal la dëkkal la dëkkoo la dimbali la ba nga am li nga am bés nag dafa war a neex nga wayal ko sagal ko ci ay mbokkam nit buñ la defaree lu baax muy sa borom kër ak ku mënti doon dafay neex gis nga nit ki mën na la ëpp alal torop lool sax chaque jour di la defal cadeau mais nga defal ko cadeau bu ndaw da koy remarqué mu jàpp la ala kulli haal dootu la bàyyi parce que kenn mësu ko c'est l'acte qui defal compte waaw c'est l'acte qui compte d'habitude